الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله bokki jullit yi ak bokki ñu bokkal yàlla te ñu ñëw ci jataay bi tey teew fi ñi ngi julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant ñëpp di gërëm ñëpp di tàmbali nag suñu ay cant ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu ay kilifa di suñu autorité teew fi ndax jataay bu nekk nag am na ñu ko yàlla taaralee yàlla jiital leen fa bu ñu nuyoo suñu conseil municipal ba pare dañuy nuyu Maodo Dieng mi nga xamante ni tey moom moo fi représenté le délégué de quartier waaye représenté fi les imams di nuyu soxna yi yëpp yi fi nekk di ci jiital Fatou Niane waaye également buñ ko nuyoo nuyu nañ waajur yu góor yëpp ak waajur yu jigéen yi waaye di nuyu également suñu mag suñu kilifa Mamadou Sarr Kempes mu yóbbul ñu kilifa yu góor yëpp ak waajur yu góor yëpp géew di beral nuyoo ak cant waa collectif bi mooy les étudiants de Montagne 6 président Bouré jiite ko moom ak délégation bi yëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaye di gërëm ñëpp ñoo xamante ni ay association lañ ak organisation yi fi teew ñu mën ci lim Montagne 6 la jànge Maam Tidiane Ndiaye jiite délégation boobu ak yeneen organisation yëpp toutes les organisations communautaires de base di nuyu xale yi di leen beral nuyu ak cant di leen sant bu baax di leen gërëm waaye di nuyu di sant bu baax itam xale yi nga xamante ni ñoom ñoo doon def cours de vacances yi bokk yi lii ñu fi dajale du guléet pare nañ ko fi Pape Mbeng muy suñu rakk di suñu xarit muy xale bu am jom ku am Pastef di borom xam-xam ñu pare ne ko fi Maodo Dieng muy suñu camarade de promotion muy acteur communautaire di nit koo xamante ni ku engagé la ñu koy sant bu baax di ko gërëm bokk yi lii la yaraax am mooy suñu ay waajur lii la ñu jàngaloon te jot na sëkk te mat na sëkk nag ci ñun dëgg-dëgg puso bi bana mujj suñu loxo réer quand quelqu'un remplit son devoir il ne mérite pas d'être remercié. Tu sais pourquoi on remercie les gens qui ont rempli leur devoir? C'est parce qu'il y en a parmi nous qui ne remplissent pas leur devoir. Donc au collectif, merci pour le devoir rempli et pour le devoir accompli. Mais à la communauté également, nous qui sommes là, nous ñu fi jànge, c'est par sentiment de reconnaissance mais de redevabilité. ñun école bi la ñu jànge fii la ñu man dalee ba te lépp lu ñu man tey jot na ci ñun ku ci nekk ci ñun mu dellu si waat waaxu si ñëw ci école ba mu jéngoy woon retour au royaume de l'enfance pour joxe fa àllarbam kon ñun dañu ñëw pour joxe suñu àllarba moom la collectif di def baneen bi nag maa ngi bëgg collectif bi ñu xam ko ay doomu Sénégal lañu doomu réew mi lañu ñu bokk ko ñun waa Yaraax dañu gëm ni gaal bu fi guddee sax fanaan fi keroog Yaraax nga bokk kon président Bouré ak ñi nekk ci collectif bi xam leen ni ay doomu Sénégal ngeen te ay doomu Sénégal yu war amal Sénégal njariñ ngeen fan lañ koy def fudul ci enseignement fan lañ koy def fudul ci éducation dañu war a taxaw tuuti ci njàng ak njàngale boo gisee tey ñun suñu engagement ñu jëmale ko ci lépp loo xamante ni ci école la ci environnement ci santé parce que dañu gëm ni communauté bi lépp lu fi nekk baax fi communauté bi moo ko moom mais communauté bi moo ko war a sàmm donc voilà pourquoi ñu inscrire ñun suñu démarche dans ce que l'on appelle le développement partagé. Développement partagé mooy lan mooy partage de moyens et partage de responsabilités. On ne doit plus laisser l'école aux enseignants, la santé aux agents sanitaires et professionnels de santé mantul nekk il faut que école bi waa communauté bi di fi dellu si looloo tax nag ñun ñu ne dëgg-dëgg nous devons nous engager auprès de notre communauté dans les organisations communautaires de base et depuis au moins 20 à 25 ans. C'est un engagement sincère, il est honnête, mais il est désintéressé aussi. Voilà pourquoi nous avons fait de nos vies et de nos personnes ñun nekk asaka askan wi loolu la ñu gëm
un don de soi à la communauté et pour la communauté di ko def rek ci ngir yàlla yàlla rek tax xaaroo ci dara bu dul payub yàlla parce que jàpp nga ni war nga amal yàlla njariñ jaare ko ci jaamu yàlla yi. école bi suñu ay baay ñoo ko taxawal suñu ay ndey ñu ci doon góorgóorlu ba dëkk bi nekk dëkk alors kon jot na tey mot na sëkk ci ñun itam wax dëgg yàlla de temps à autre ñuy ñëw di dellu si fii. am na loo xam ne nag capital humain bu Yaraax je parle du capital humain mooy li ñu toll ci nit li ñu am ci dayoo am ko ci xam-xam am ko ci taxawaay su fekkee dem nañu nag ba nga xamante ni dimbali suñu askan ñun ay ñeneen ñooy jóge faneen donte doomu réew mi lañ di ko def suñu place te ñun amatuñu ñeewant ak fulla bi bàyyi amoon ak yërmande bi bàyyi amoon ak pasteef ak pas-pas bi ñu amoon jàpp naa ni nag ku ci nekk war na seetaat toogaayam. mbooloo yi nag dama leen di faral di wax yoon yu nekk xale yi waxtu bu ñu leen ŋàññee ci penc mi na mag ñi defaraat seen toogaay ndax xale yi yaruñu seen bopp juruñu seen bopp ëmbuñu seen bopp imbiwuñu seen bopp jot na nag pour ñu rafetalaat taxawaay yi looloo tax agir et construire juddu ci biir commune de Hann Bel-Air agir et construire nag mooy jëf ci tey ndax suñu ëllëg mën a ñoŋ li ñu gëm mooy boo jëful ci tey warkat nga bu jëf jotee ci yow bu taxaw jotee ci yow te taxawoo warkat nga bu ko nit ñi mënee rek sañ ko war nga koo man sañ ko buñ ko xamee di ko def war nga koo xam def ko ndax ay nit comme yow rek ñoom ñoo koy def. alors looloo taxoon nag tey ñun ñu teewaat fii di wax élèves yi nga xamante ni ñoom ñoo daggoon seeni vacances bàyyi seeni nelaw ànd ak seeni waajur yi muy le collectif de Montagne 6 ànd ko ak parents d'élèves yi fi doon ñëw di jënd kaye ak a maye bi di nemmeeku xale yi ak a soññ parents yi ak a soññ le collectif ñooñu ñëf communauté bu Hann Bel-Air commune bu Hann Bel-Air mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni rek lii ma war a nekk taxawaayu bépp doomu commune bi li jot na ginnaaw dee li fi doon am nag dafay won ni ay doomu taxaw nañ ci seen daal bëgg réussir la transformation participer au rayonnement et au développement de la commune de Hann Bel-Air loolu nag dañ koy def ci xam-xam dañ koy def ci yar dañ koy def ci ay teggin maa ngi fàttali mbooloo mi ak xale yi xam-xam dëggu ak dogu mooy dog lépp ci kaw suuf kon nag éducation bii nga xamante ni tey ci lañ ñu woo ñun sawar nañ ci ñëw ci joxe fi suñu àllarba du fi guleet jëkkuñu ko def am nañu ko doon def ñi ngi ñaan yàlla rek suñu borom subhanahu wa taala yàlla bu ñu gis suñu bopp ci dara waaye yal na yàlla boole ñu defal ñun ñëpp ay tawféex ba ku ci nekk ci ñun nga xam ni rek dëkk bi dëkku diine la dëkku ngor la dëkku teraanga la nañu bàyyi di parparloo far aayul parparloo moo aay nit du utal boppam ay noon ñun de nee nañu bu ñu kenn utal noonu ndax utaluñ ko suñ bopp waaye du ñu noonoo tam ak kenn li ñu gëm mooy fii daal la ñu dëkk fii la ñu war a jariñ dund fi ànd feeg ñëpp ànd bu rafet dee fi ñu suul ñu fi yal na yéex li ñu ñaan yàlla mooy nit ñi bàyyi xel ci benn mbir xanaa xamu leen ni néew sax dafay am gàcce boo dundee ci benn communauté mu lebal la lépp nga dund fa ba wuy yi sa borom defaloo ko dara amaloo ko ay yar ak i teggin amaloo ko njariñ su sànni nit daganoon dañ laa war a sànni ndax communauté boobu moo la gën a gore fuuf kon nañu dekkalaat ngor nañu dekkalaat jom fulla ak fayda te ñu am fitu suñu jamono te ñu ñeme jamono fii ñu nekk nii tey dëgg rek moom moo fiy mujj te nag Cheikh Omar Foutiyou Tall dafa ne la vie est une cité dont personne ne sortira vivante. Avoir peur de la mort est une couardise inutile. Donc c'est sur ces mots-là moom la ñuy terminer di leen wax ni ñu ngi leen di sant di leen gërëm toogaay bi yàgg na waaye mënutoon ñàkk ñi fi teew ñëpp président Djibi Diop gis nañ la ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant ASC bi di sant képp koo xam ni teew nga fi dans la vie daal il nous faut être utile loolu rek la ñu fi yàlla andee woon njariñ ak yërmande sallallahu ala muhammadin ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm
soo màggee